2022. bu ñu ko waxee démb gis nga ne résultat yi tukkee déjà ban constat nga ci def bi première tendance yi commencé di génn. waaw man de damay wax ni élection yi jàngat bu njëkk bi ma ci njëkk a def mooy wane ni peuple Sénégal moom peuple bu mature la et puis peuple lañ boo xam ne dañu conscient wan nañ ni képp ku leen xam di nga leen respecté parce que démb maanaam boo xoolee ngelaw li ëpp démb waaw ngelaw d'accorduñu la ci doxalin bi man dama wax ni ndam li du ndamal ay yeewi askan wi wala ay ndamu Barthélémy Dias wala Sonko mais ndamu peuple Sénégal la le peuple sénégalais ñoo sanctionné Macky Sall ñoo ko xamal ni yi fi daan jaar d'accorduñ ci léegi nag peuple boobu noonu moo sanctionné woon Ablaye Wade ci 2009 tout à fait boo fàttali ko Ablaye Wade bi muy fii nekk ci réew mi premier mandat dafa xawoon a yomb ci moom bi mu ñëwee ci deuxième mandat ci la commencé am ay problème waaye ba ñu demee ba coow la baree ba ñu demee ci élection yi 2009 yaakaar naa ngelaw li upp démb jaaroon na fi mooy ci la Macky Sall classe ak ñoom ñi ñëpp maanaam 2009 boobu ñun ñëpp a ngi koy fàttaliku ci la perte woon Dakar perte ville yu mag yu bari ci Sénégal ngelaw loolu rek moo fi jaaraat parce que li tubaab bi naan l'histoire se répète loolu nag day wane ni peuple bi ku leen xam da nga leen war a fonk respecter leen nga delloo leen liñ la jox. d'accord liñ la jox nag mooy dañ laa teral parce que tey ñi ñu jiital ci réew mi ñoom ñoo deseel njukkal peuple bi mais peuple bi deseelu leen dara. d'accord parce que peuple bu fekkee ni moo la jàngal formé la wutal la liggéey jox la ay ndomba tànk te ña nga nekkal gënoo leen ëppale woo leen du ci juddu du ci xam-xam mais yàlla dogal nga jiite leen peuple boobu da nga koy delloowaat cëram mooy lu peuple bi bëgg nga taxaw ci lu mu bañ nga defi pexe ba taxaw ci. d'accord kon jàpp naa ni kuy analyser tey mën nañ ci jàng ñaar Macky Sall war na cee tirer ay leçons moom ñi mu àndal waaye ñi nga xam ne tey ñooy jubilé seen victoire di yeewi askan wi war nañ cee tirer leçon effectivement mooy le peuple sénégalais moom naka jekk képp ku leen lebal teraanga dinañ la ko jël delloo. waaw balaa ñuy dugg ci biir résultat yi ak li mu joxe. démb jot ngaa seetaan bi nga commencé xool première tendance yi muy wàcc certainement. am na loo xam ne ñëw na ci sa xel ndax mbetteel aussi bokk ci. waaw bu dee Casamance moom man mosuma gëm ni Ousmane Sonko da koy ñàkk. waaw man foofu mosuma fay am problème. dama mos a gëm ni nag bu dee leadership. mooy tax nit falu ak programme. ak xew ci jamono comme ni ñu koy waxee. moom dina falu. parce que bu dee au niveau de Dakar wala yenn certains. waaw au niveau de Dakar doon naa fi douter te gëmoon naa ni tamit bu Sénégalais yi delloo njukkal Barthélémy Dias Barthélémy mérité nañu jox ko mairie Dakar. d'accord parce que Barthélémy nag li mu am nii tey du luñ ko sarax dafa xeex ba jot ci Barthélémy kenn mayu ko dara ci politique loolu mooy dëkk. d'accord parce que Khalifa Sall biñ foqartee maireem fii ci Ndakaaru loolu ñun ñëpp fi la ñu fekk xeex bi ka ko jiite woon Barthélémy Dias la am jaral ko mu dem kaso musul bàyyi mu topp xeex bi di xeex musul bàyyi bañ tuumaal ko ci li fi jaar yëpp ñun ñëpp xam nañ ko kon tey Dakar waa yooyu faloon Khalifa Sall ñoo jógaat rek wan Macky Sall ne ko arrestation Khalifa Sall d'accorduñ ci mooy li ma wax sànq rek peuple lañ boo xam ne peuple bu mature lañ boo leen xamee doole da nga leen di respecté lépp looy teg seen loxo dafa war a nekk lu leer loo xam ne ñoom bu ñu ko déggee mën ko décortiquer mu nekk message bu leer mais bu message bi fuloo balu tengsi la day dellusiwaat ci yow ci benn jàpp naa Macky Sall li mu doon def ci at yi passé ci digganteem ak ay opposants ci ay arrestation yoo xam ne kenn mënu ko argumenté man boog mënuma ko argumenté ci justice boo dox ci 2 poids 2 mesures ci maanaam entourage am ñu gis ci arrogance bu metti bu ci am loolu noonu tey le peuple sénégalais wan ni ko arrête maanaam bu fi kenn wax ni maire yi xoola
Sénégalais yi sanctionné wuñ benn maire te dinaa ci joxe ay exemples yu leer. sanctionné wuñ également bilan. sanctionné wuñ benn maire Macky Sall lañ sanctionné. mais ci benn côté yaa ngi wax. parce que ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye. waaw bu doon dañuy sanctionné maire dañ koy sanctionné. waaw mais dañ ko woon ni yow jotewuñoo ak yow dara. est-ce que nekkul tam la mu jot a def ci wàllum bilan également. loolu ci la mën nañ jàpp ko ne mooy li ma la wax lu positif la. parce que vote bi boo gisee nga am vote sanction la. vote sanction la pour lan mooy dossier Adji Sarr Sénégalais yi d'accorduñ ci loolu benn la vote sanction la ci tëj opposant te amoo argument d'accorduñ ci vote sanction la pour troisième candidature d'accorduñ ci vote sanction la pour wane ni mbiru loi góor jigéen bi dafa waroon a jàll. d'accord ci benn wet yaa ngi tudd sànq kenn koo xam ne ñu bare jàpp nañ ne am na sax loo xam ne joué na ko ci comme rôle mu di Khalifa Babacar Sall ñu jàpp ne poids bi mu posé au niveau de Dakar tey jii moom moo jox Barthélémy Dias li mu am ndax yow noonu nga ko gisee. ah mën na nekk mais man daal li ma gëm mooy Yewwi Askan Wi ñi ci liggéey dëgg. nga xam ni tey ñoo jox ndam li Yewwi politiciens yi ñoo ci gën a néew. man damaa gëm ni le peuple sénégalais tey moo jug taxaw parce que Yewwi Askan Wi convaincre nañ leen incarné nañ ni dañoo bëgg a soppi réew mi peuple bi fatigué nañ ci ay détails ak arrogance bu am ci pouvoir bi ñu jox leen confiance ni leen li ngeen ñuy dikk nañ leen may chance yaa ngi dégg parce que Yewwi Askan Wi bi ñu fi lancé seen kii boobu ci wàllu li ñu doon laaj xaalis nu mu tuddati finance waaw sénégalais yi ñoo ko financé yaa ngi dégg sénégalais yi ñoo ànd ak ñoom battre campagne am na ñu leen jàppale ci battre campagne jënduñu carte membre benn parti commencé ci man mii di wax ak yow man bari na kuy li ma ci daj gëm naa ne bari nañu ko ci daju te pourtant jënduma carte membre li tax ñu daj ko ci mooy dañoo am yaakaar rek ci mbir mi te maa ci gën a tuuti. kon da nga bëgg a wax ne benn côté Barthélémy Dias par rapport ak situation yi ni mu mel biir Sénégal notamment aussi ci biir Dakar soxlawuloon di battre campagne. non il faut nga battre campagne mais dafa am loo xam ni moo ëpp solo ci nit mooy nit dafay soxla espoir nit day soxla lu bees yow mii sax da ngay soxla yére bu bees. di soxla soxna su bees. di soxla defaraat sa néeg mu bees nit moo soxla lu bees surtout bu fekkee ni li nga lu màgget li fi nekk daf lay déranger. da ngay bëgg lu bees maanaam boo xoolee kii bi ni mu uppee ngelaw li ni mu uppee fu mu jaar rek ba ci feef yi nga xam ni tey ñëpp nangu woon nañ ni ay feefu pouvoir bi la. ñu dóor leen fa dóor yu metti loolu day wane ni askan wi ci boppam tey ñoo jóg exprimer wu wan régime bi ni leen arrête waxi troisième mandat bëggatuñ ko fee dégg yaa ngi dégg. c'est pas du parce que politiciens yi tamit il faut ñu nangu di liir mbir yi. d'accord ni ñu koy liiree xam nga mooy lan le peuple sénégalais mooy li ma la wax. ku leen xam da nga leen di jox cër. d'accord parce que peuple bu mature lañ. peuple bu ñor xomm lañ. parce que tey politiciens yi minorité lañ bariwuñu. tey majorité bi génn dugg ci urne yi ñooñu ñu ci bari bokkuñu ci benn parti. donte nag am na lu ci feeñ ci biir mooy am na ay leaders yoo xam ni nit ñi am nañ ci ñoom espoir mooy ku mel ni tey Ousmane Sonko loo mën a wax. donte diabolisation bi bari woon na ci moom. yàq der gi bari woon na ci moom. waaye tey am na discours boo xam ne percé na ba dugg ci xolu sénégalais yi ba pare te kenn mënatu ko faa jële wala boo ko fay jëlee xam-xam ngay teg mais du ay saaga du ay tuuma du xaste du wax ju ñaaw. te tey bu ñu waxantee de camp au pouvoir bi. boo xoolee dañoo daanu ci piège bi nga xam ni Ousmane Sonko tendre na leen ko. mooy da leen di woo ci programme di leen woo ci développement ñoom ñu jël ay nit armé leen ñu koy saaga. non mais li ngay wax ni le contraire la nit ñi ñoom moom la ñuy fësal parce que ñoom jàpp nañu ne. lépp luy wax ju ñakas wala luy ay saaga wala yeneen. ñoom jàpp nañ ne mu ngi féetee ci côté parti Ousmane Sonko. waaw wala ñeneen ñi nekkee ci Yewwi Askan bi. waaw ñoom loolu lañ jàpp loolu urne yi moo ko wane Sénégal wax ju ñaaw taxul kenn falu fi bu doon wax ju ñaaw la Ousmane Sonko di def kon Casamance duñ ko fal. Macky Sall mi lu taxoon mu am nit ñi bëggoon ko ba tey jii sax même ñi ànd ak moom dañ naan mosoo dégg mu wax nit lu ñaaw loolu ñi koy wax mooy ñiy nax ñi wër Macky Sall di ko nax ñoo ko gëmloo ni ko nañ ko xaxar nañ ko wax ju bon bu yàggee mu découragé loolu du découragé as gor lii dëgg mooy bari na ñoo xam ni tey seen comportement ak seen arrogance bu ñu am
moo tax sénégalais yi sanctionné Macky Sall gis nga défaite bi Macky Sall am na ci responsabilité de. mais est-ce que man mais bari na ku mel ne maître El Hadj Diouf fii laa koy waxee. wax ju ñaaw ju muy wax jëmee ko ci gor ñi bari na loolu bokk na ci li tax tey. sénégalais moom maître El Hadj Diouf moom yoonam nekkul ci ay élection. maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf dënd jàppalewul benn candidat. kon non jàppalewul benn candidat mais li muy wax naqariwul Macky Sall bu ko naqariwul mu noppiloo ko parce que mënoo nekk ci am réew gor ñi nga leen di xas imaam yi nga naan ay terroriste lañ yaa ngi dégg ku wax nga ni nga tuumaal ko wax ci moom wax ju ñaaw nit ñi dem ba xam ni li ngay wax nii programme nekkatu fa mais genre vengeance la booy def ci nit ñi. mission commandée nga jàpp ne ci la nekk. ci la nekk loolu mooy dëgg parce que li muy wax bu leen naqari woon ñu noppiloo ko maanaam réew mi dafa am ñoo xam ni mënuñ te ñàkk tey ñu tëj seen gémmiñ te ki leen ko mën a tëjloo du kenn ku dul Macky Sall. d'accord li tax nit ñi mere Macky Sall am na ci loo Macky Sall am na ci responsabilité mais entourage am. gis nga Sénégal bis boo jàppee ne da ngaa bew wala da ngaa yor lu nit ñi yorul ba nga bëgg a toog seen bopp yi. Sénégalais yi wan nañ la ginnaaw. yaa ngi dégg. parce que Sénégal li ma la wax peuple bu gëm seen bopp lañ. arrogance bi il faut ñu arrêté ko. ci genn wet ñu respecté nit ñi. waaw yaa ngi dégg xam ni fii réew mi ay nawle ñoo fi nekk. d'accord gëm ni réew mi dafa am loo xam ni mën ngeen a def politique mais bu leen fa àgg. complot yi ñuy teg. nga xam ni tegul fenn. ci lu dul sànq as gor yàq deram. ñu arrêté ko. d'accord te lii may wax ni billaay ba ko Macky Sall jëlee dina ko jariñ parce que man réew mi bu caaxaan jeexee dëgg des Macky Sall lu ay mën a wax am na parcours am na lu mu def ci réew mi man bokkuma ci ñi wax defu fi dara am na it ay gor yu ànd ak moom. waaye am na ñu ko jege ñoo xam ni seen arrogance ak seen wax ji sos yu metti yi ñuy sos di ko teg gor ñi. tax na gor ñëpp tey commencé di ko wan ginnaaw. d'accord waaw Imaam ci benn wet am na koo xam ne moom tamit moom ak Barthélémy Diaz la ñu doon wax Barthélémy Diaz peut-être ñoom mën nañ jàpp ko ne Barthélémy Diaz déjà victorieux au niveau de Dakar mais ki nekkoon principal adversaire am mu di Abdoulaye Diouf Sarr mu mel ni ñu bare bari ci Sénégal yi mbetteel gu mag a mag la ñu am ñàkk déjà même fa nga xamante ni fa la nekkoon loolee nga yaakaar ne aussi nit mën na ko doon xaarandi wala nu ko nit mën a expliquer. waaw bette na bettewul. parce que en réalité comme li ma la wax rek. gis nga réew mi. dafa am loo xam ne taxatul ñu fonk kenn réew mi. éloquence. wax ju neex. ak discours bu neex ak njàng. taxatul ñu fonk kenn. parce que réew mi loo mën a wax ku fi ëpp éloquence ci réew mi mooy Idrissa Seck ñi dàq wax ci Sénégal ci la bokk. Idrissa Seck loo ko mën a wax la waaw éloquence am na. waaw yaa ngi de bu dem njàng kenn wérantewul li jàng na. mais tey Sénégalais yi wan nañ ko ginnaaw maanaam réew mi léegi njub concours njub la ñuy wër. d'accord ku bëgg a am dara ci réew mi. di nga fexe ba indiwaat moral. fexe ba indiwaat éthique. fexe ba li ngay def mu transparence mu leer ci bopp nit ñi. d'accord yaa ngi dégg. Abdoulaye Diouf Sarr lu waaye mën a wax Covid bi dafa bari coow. ñii ni réussir na ko ñii réussir na ko mais communication bi jàll naam jàllul parenthèse lañ ciy def. kon da nga yaakaar ne bokk na ci li indi résultat yi négatif bokk na ci Covid bi am na ci ñoo xam ni dafa leerul seen bopp parce que dañoo gëm ne ay dil raxas na ci. parce que le fait que Covid am ñëpp dajale seen xaalis jox la. waaw yaa ngi dégg nga xëy ñu xëy dégg ñu ne xaalis bi jox nañ ko goro Macky Sall. ba léegi nii ñu ne ko da ngay dem mu ni man wuy jiw maanaam yooyu ay geste la yoo xam ne Sénégal yi ñoom dañ koy noter rek. d'accord toog di xaar. yaa ngi dégg affaire bi du Abdoulaye Diop Sarr lañ sanctionné. du Aline Sall lañ sanctionné. régime bi lañ sanctionné. d'accord parce que dañ leen a dafa am luñ jaayoon Sénégalais yi mooy rupture bonne gouvernance baat yooyu la leen Sénégalais yi wax ni delluwaat leen ci. la taxoon la leen faloon wolof nee na ku xeeb li la fal. waaw da ngay folliku ku wàcc sa ànd boo dem fekk ca borom. d'accord Macky Sall ci bonne gouvernance la de campagne rupture bañ fal ko ci Sénégalais dañ ko wax ni lan ñu diggoon nekkatoo ci. moo tax sanctionné nañ la du leneen affaire bi bu yarul luxus. mais dina métti également ci biir goo xam fa nga xam ne lu baree bari mu ngi ko fa doon wane même ci wàllu campagne yi mais ñu xëy gis benn Issa Laye bu tëllëfee ci Yewwi Askan bi ñëw bombardé ko tee nekk na loo xam ne mën na jàpp ko ne moom mosu ko woon xaar également parce que mu jàppoon na ne ak lu mënti xew moom dina nekk koo xamante ni day faluwaat biir goo xam. waaw xam nga Babacar man damay bañ ñu jàpp ni ay nit ñoo fi jëlee ay nit parce que bu doon Issa Laye kese ak Abdoulaye Diouf Sarr kese du sotti yaa ngi dégg. mais le peuple sénégalais tey. waaw ñoom ñoo jóg wan sanctionné Macky Sall.
moom laa lay wax. maanaam buñ jàpp ni diw moo gañe diw déedéet. peuple bi ñoo jóg wan Macky Sall ni ko d'accordatuñ ci li ngay def delloo si waatal sa xel peuple bi moo ne ko nag ñu respecté. d'accord delloowaat ñu cër biñ la jox. parce que ñun jox nañ la réew mi dénk la joxaat may la benn mandat joxaat la beneen mandat yaa ngi dégg. mais peuple bi dafa gisatul boppam ci ni ñu yoree réewam. moo tax ku ànd ak moom gars yi ni la léegi nag comme ñun amuñu moyens yuñ jotee ci yow urne yi rek lañ mën a am nañ dem ci urne yi wan ni d'accorduñu mooy yi fi jaar yëpp ci justice bu manque de transparence bi. yi fi jaar ci ay complot ba ay fukki nit ak juróom-ñett faatu ci. fukki nit ak ñeent faatu ci. ba léegi amul justice. yaa ngi dégg. yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ni Sénégalais yi tey dañoo wan ni yooyu soof nañu dañoo bëgg ngeen wax ci te ngeen dellusiwaat tolloog nit ñi. d'accord Sénégalais bëggul arrogance. bu dee sëriñ nga boo ko defee ñu génn ci yow. rawatina nag bu dee politicien nga. Sénégalais wan nañ leen ni xaalis taxul ñu jaay seen ngor. yaa ngi dégg xaalis ñaata milliards yi génn ci campagne bi kenn xamul nu mu toll. Sénégalais yi wan nañ leen ni du journaliste yi ñoo moom réew mi. ñooy toog di diaboliser ku leen neex yor seen i pilim di saaga ku leen neex. yaa ngi dégg affaire bi il faut ñu jàngat ko au fond. yaa ngi dégg. Sénégal dañ leen wan ni Sénégal réew mu mag la depuis 1603. Sénégal am na ay université Sénégal am ay révolution yu mag yu fi jaar te révolution Torodo mu ngi am ci 1776. Sénégal am ay mag ñu xam ni seen dund yëpp réew mi lañ ko jox. kon nekk surface bu ndaw mu nekk peuple bu mag. peuple bu mel noonu nag boo ko bëggee diriger il faut nga xam peuple bi nga amal affaire ban la. d'accord nga respecter leen fexe ba xam ñii ñooy ñan xam li ñuy bëgg xam la ñuy bañ. Sénégalais li muy bañ rek mooy ku ko respecté wul. d'accord yaa ngi dégg ak ku ko manipuler. te manipulation bi dafa bari ci nguur gi. yaa ngi dégg loolu mooy dëgg. yaa ngi dégg. tey jii ku yëngatu am ay ambition ñu ni waroo am ambition réew mi kan moo ko moom bay tere kenn moo am ambition. maa ngi lay tudd ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye. waaw Aly Ngouille Ndiaye yow dégg nga li tax ñu dàq ko dégg nga kenn ku la wax ne lii moo tax ñu dàq Aly Ngouille Ndiaye. waaw mais gouvernement bu nekk nag ku nekk. non mais dafa def ay résultats xam nga nit boo koy dàq day fekk ni day def faute. parce que nit da ngay encore nit li tax tey jii boo defee lu baax dañ lay encourager boo defee safaan ñu décourager la loolu mooy àdduna. mais nit dafa am ambition ñu ni warut am ambition xëy dàq ko yaa ngi dégg. maanaam réew mi yooyu ci la réew mi dem nag ba xëy supprimer premier ministre. man rek maa fi nekk. Sénégalais moo d'accordul ci loolu. d'accord li may wax nii. ay xoola lu naqaree dégg la mais lu jaadu la. mooy nañu tolloo si waat nañ delloo si waat xel yi ñun ñëpp ñu tolloo. yaa ngi dégg ñu nawlonte joxante cër Sénégal dara du fi xew parce que fii kenn yéenewu fi kenn safaan. d'accord mais ñu xam ne nguur yàlla moo la ko jox waaye luy jeex la ñu tolloo. gëm ni réew mi li ma la wax rek réew mi ñu ñoo ko bokk. te am na loo xam ni xaju fi.